donc ñun engagement bi ñu defoon par rapport ak Yewwi Askan Wi président d'abord ma koy gërëm vraiment ci confiance bi mu ma jox ak ci largesse d'esprit bi may tegal tout le temps bi ma wooyee au début ne ma nañu dem ci Yewwi Askan Wi moi j'ai pas hésité parce que daf ma expliquer lu tax ñu war fa dem ak yooyu mais dañu dem ba ci biir am ay mbetteel yu doy waar parce que toog nañu ak ay nit yu nga xam ne ñu ngi ci biir ñoo ŋànk maanaam Yewwi Askan Wi dem nañu ba toog ak ñoomin moom mi ak ñoomin Barthélémy Dias ñoomin Sonko ci boppam ak Malick Gakou ak ñun ñi ma ne ko on va s'engager bi ñu engagé woon nag ba joxe suñu perspective moom président Abdoulaye Guissé war a dem Pikine Nord te ku xam liggéey ba mu fa def yëpp li muy liggéey bu am solo waa Pikine yëpp naw ko ràññee ko xàmmee ko jox ko àq ak yelleefam jox ko gëddëm mu wóor ko ni bu demee Pikine Nord dana fa am ndam alors ndam boobu nag waa Pikine yëpp ñoo ànd dajaloo def benn dànk ne ko yow bu fekkee ne da nga soxla Pikine Nord waa Pikine ñun ñëpp danañ la ko jox Pikine Nord mais lan moo xew après mooy bi ñu demee ba ci biir gars yi ñu dem nag ci instance yëpp réunion yëpp moom muy dem di gisee ñëpp ñi ma annoncé tout à l'heure ñoom ñëpp et puis cotiser fa li nga xam ni mooy li gën a important mooy bu ñu la wooyee ngay parti politique bu tudd Fulla ak Fayda ñu woo la ci Yewwi Askan Wi nga cotiser xaalis bu ñuy cotiser ñoom nga cotiser ko la ñuy wax fépp fu ñuy lépp lu ñuy def nga defandoo kook ñoom ba ginnaaw gi nag ñu maanaam ñu mbas la quoi. mbas bi mooy lan. dañ leen choisir wala lan. oui mbas bi mooy. bi ñu demee ba cëppaandaw ba la ñu choisir ñoom ñu bëgg choisir. te xam nga dama expliquer benn affaire bu important ci Pikine Nord. mu wóor ma ne man kii dama wax ak waa Pikine yu bari des milliers et des milliers de Pikinois et de Pikinoises. mu wóor leen ni Ablaye Guissé mi ku ko sampoon Pikine Nord tey jii nii mooy nekk maire Pikine Nord man ñu choisir ma pour Dakar mu wóor ma ni bu ma demoon Dakar waxuma la jël ndam li de mais dana bu ma jëlul ndam li it dana am lu bari parce que Dakar jox nañ ma benn respect ak benn admiration boo xam ni respect la ak admiration naturelle te am naa fii mbokk yoo xam ni bu ma leen ne jóg leen waa Dakar yëpp dañuy jóg mais mbas bi mooy loolu. dañu ne ba ci biir ñooñu daal waaye ñu choisir ñoom seen jiitu bopp donc bu ma gisee loolu nag ma xoolaat affaire bi ñu toog man Malick Gakou ak président Abdoulaye Guissé bi ñu toogee ñu xool ne daal affaire yi mi ngi doon maanaam comme mbirum war yooyu quoi. voilà ma ni ko daal nañ jéem a réfléchir xool nañu kii parce que man du ma dox ci affaire u caaxaan te kii Abdoulaye Guissé du dox ci affaire u caaxaan moo tax suñu parti tudd Fulla ak Fayda. donc mais lu ñu jaaxal mooy bi ngeen si nekkee ba si élection yi dégguñu leen il a suffi que élection yi jàll ngeen di soog a démissionné quitter coalition bi. non ça s'est pas passé comme ça. c'est-à-dire xam nga lu jot. comme ni ko président di faral di waxee lu jot ñu wax ko mais ci temps boobu noonu bi ñu gisee ni affaire yaa ngi commencé lëndëm la ñu gisee maag moom ne affaire yi daal am na lu ci leerul mais nag du lépp ngay jékki-jékki rek ne tëll rek di commencé wax ñun duñu doxe noonu ñun bu ñoree ba mu ñor la ñuy wax te li ñu mébatoon yëpp au début vraiment am ci mbetteel bu doy waar tu vois moo tax fii nag damay wax ne kenn yeewu fi kenn ba yeewi kenn fii ci dëkk bii Sénégal lañ nekk Sénégal c'est un pays libre les gens sont libres bi ñu demee ba réfléchir ñu ne nag ay Yewwi Askan Wi yooyu yëpp nañ ko teg fële jéem a xool ñun naka la ñuy organiser suñu parce que booy dem ci mbir
aussi daf lay wóor ne mbir ma ngay dem du début jusqu'à la fin du début du mois ba ci milieu bi ba ci fin bi dafay leer mais wax dëgg yàlla bu ñu waxee rek te yàlla tax dëggu yàlla tax réellement gars yi amul yu bari leerul foofu quoi foofu la mu ne moo tax rocceeku nañu bu yàgg nag mais yàlla baax na daal yàlla baax na maanaam grosso modo déception daal ngeen am ci ànd boobu déception bu mag te déception boobu moom la membre parti bi yëpp yor parce que bu ñu wóoree ni ñun bu ñu taboon man ak Ablaye Guissé mi mais dañu am lu bari et puis pour servir dafa wax lu important tout à l'heure servir la culture parce que la culture est au début et à la fin de tout développement parce que boo gisee politique yëpp lu tax ñun ñu jóge foofu pour xool naka la ñuy taxawee ak ñeneen ak ñu ngi xool daal culture bu ñu soxlaa waykat yi bu ñu leen soxlaa dañ leen di kii ñu dem studio wayal leen def leen kii ñu def seen campagne yi politiciens yu bari sax bu ñu defee seen campagne yooyu ba pare un mois après dootoo déggati ñu wax sax ci artiste musicien boobu wala waykat boobu et kooku moo tax nag ñu woo ñun parti Fulla ak Fayda ñuy woo acteurs culturels yëpp te bari nañu lool ci dëkk bi ci réew mi dem nañu dans les 14 régions fu ne dugg nañ fa wax ak acteurs culturels yëpp di leen woo nag à travers seen émission bii ñu def benn dank bu dëgër pour que Fulla ak Fayda ñu jox ñu ko Fulla ak Fayda bi ñu yellool ñun acteurs culturels yi ñu delloo ñu ko mais nag dafa am lu benn précision rek bu may apporter ci grand bi développement bu def bu am solo bi mooy nit ñu waree Yewwi Askan bi non seulement war nañu mais aussi dañ fa wone ñoom ay manquements yu grave xam nga manquements yooyu mooy lan mooy yow tey bu dee da ngay woote Sénégal na démocratie am Sénégal ngay woote Sénégal nañu respecté àq ak yelleef sénégalais yi yow kon boo àndeek ay nit pour jëlee fi loolu waroo noot nit ñooñu ci biir tey absence de démocratie moom ci biir Yewwi Askan bi maanaam dictature bu mag Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Serigne seen marabi nu mu tuddati comment dirais-je ak Khalifa Sall ñooñu ñooy décider léegi décision boobu ak Malick Gakou tey ñoom bu doon loolu li ñuy décider madame dama lay wallaaj rek tey man Ablaye Wade bu ma woowee coalition danaan ma président Guissé parti bu ndaw nga yore waaye man maay fay caution maay joxe xaalisu campagne maay def lépp mais ñun foofu demeewul noonu grand bi dafa yëkkati ay millions jox ñu cotiser. yéen ñëpp a cotiser. ñu cotiser mais yéen déglu ñu leen. maanaam ñoom daal dañuy tàllal loxo. nga ñëw indi suñu récépissé parti. loolu foofu may ma sax ma insister tuuti. gis nga bi ñuy dem di joxe caution pour élection locale yi. loolu aussi révélation laa la defal. dañu ne parti yi am récépissé fii dañu indi. Fulla ak Fayda moo njëkk a teg ci biir bi ñuy waxtaan. ci laa jël sama téléphone génne sama récépissé parti jox leen ko. gis nga waxtu boobu parti yi fii wax naan ay parti yu mag lañu mais ñoom amuñu récépissé amuñu ko dañ ko sax amul maanaam ñoom dañoo dugg ci politique su mbaxloo ci ba tey am tour ba jële ay mairie mais amuñu récépissé mais ñun Fulla ak Fayda ak yeneen parti ñoo dajale dem caisse de dépôt et de consignation grand bi génne ay millions ma génne ay millions keneen génne ñu cotiser joxe caution boobu léegi bu ñu joxee caution 557 communes ci Sénégal waa Yewwi Askan bi nee na ñun Fulla ak Fayda du ñu am benn candidat loolu jaadu na Idrissa Diop mii. donc yéen local yëpp amuñu fa candidat xam nga loolu injustice mënu ko weesu. yow nga ne da nga Yewwi Askan bi en réalité ñoom yeewuñu askan bi xam nga kan la ñu yeewee ñoom Malick Gakou ñoom ñëpp dañu am dossier judiciaire léegi li ñu bëgg mooy ñoom d'abord nañu falu seen nit yi nekk ak ñoom seen maanaam seen représentants yi nekk ci communes yi ñoom tam ñu def leen candidat ñooñu tamit gagné yenn mairie ça fait que suba suñ leen woowee justice ñooñu mën na ñëw taxaw ci mbedd mi mobiliser nit ñi xeex ak leen alors que ñun on est des ñun ay républicains lañu ñun ay hommes de culture lañu nous ne sommes pas violents nekkuñu dans la violence kii tey sage la maanaam su président defee lu dul noonu danaan la président li nga def du noonu su keneen defee lu dul noonu danaan la yow li nga def du noonu mais ci waxtaan ci démocratie ci république alors que ñun dañoo demoon ba gis Yewwi Askan bi démocratie d'opinion la ñuy def mooy démocratie boo xam ne dafa basé wu ci fen ak ci manipulation
tey Ousmane Sonko keneen ak keneen ci fen ak manipulation la ñuy doxee ñoom alors que ñun bëgguñu loolu dañoo bëgg au lieu que ngay fen ba xale yi di dee lu mat fukki xale ak ñeent dee tey jii lan moo leen rey c'est tellement simple benn waaye la bu tëdd ba xaaju guddi am couvre-feu kenn génnul nga ne xaaral ma génn def yëfu saay ñëwaat mais ñu jàppale ci mais yow téye waroo ñu jël say discours wala di colorer ñun suñu opposition bi ñuy def si sa problème privé c'est voilà les raisons qui nous ont poussé ñun Yewwi Askan Wi ñu nekk ci te nag bu ñu neexoon d'abord ñun dañ leen topp ñu fay ñu suñu xaalis parce que ñoom dañoo cotiser dañoo def ay quête ay millions Sénégalais yi fu ñu nekk ci àdduna bi jox leen ay millions ci turu coalition Yewwi Askan Wi xaalis boobu anañu ñoom ñoo ko jël jëriñoo ko campagne ko samp seen candidat fu nekk bàyyi ñu benn deuxièmement dañoo joxe suñu caution boobu moom la ñu yóbbu caisse de dépôt et de consignation ba tey ji xamuñu xaalis boobu fu mujjee te xaalis boobu dañ la koy rembourser te xaalis boobu suñu xaalis kenn delloowuñu dara mën ngeen xam ñaata ngeen cotisé wu non loolu ñoom xam nga dañ leen lancé défi xam nga nit boo koy tuumaal yaa def lii da nga koy moom na dem ci télé yi toog wax ne lii laa def lii lañ fa joxe lii lañ ci def xaalis boobu ñun nag dafa am lu ñuy communiquer parce que ñun suñu communication dañ leen di pousser ñoom nañu wax dañoo bëgg nañu wax ñoom parce que ak seen làmmiñ yu rëy yooyu ñu yore ñu manipuler réseaux sociaux yëpp ñun xam nañ leen oligarchie foncière ak financière lañu maanaam ay borom xaalis ñoo nëbb ci biir di leen jox xaalis pour déstabiliser le Sénégal pour déstabiliser la paix sociale la cohésion sociale tey indi séparatisme en Casamance moo tax j'en profite pour remercier combat bi nga xam ne tey war nañ ko def en Casamance mooy àll bi nga xam ne ñu ngi koy jël di saax-saaxe àll bi suñu bant yi te tey Ousmane Sonko mii du taxaw mukk di condamner rebelle yi du condamner li sàcc boobu ñu def Casamance parce que il est à la tête mais moom la donc tey munoo nekk dans une coalition nga ne gars yi nañ leen wax problème Casamance ñu ne kenn du ko fi waxee lu tax kenn du ko fi waxee donc pour terminer rek beneen affaire bu ndaw laay wax man ñun du ñu nekk coalition boo xam dañuy jàpp kilifa diine yi fay ay nit ci réseaux sociaux yi ñuy saaga kilifa diine yi suba ba ngoon ñun loolu buñ ko teeloon xam duñ sax dugg ànd ak ñoom. te au début dañ lay nax parce que bi ngay ñëw man Khalifa Sall la ma woo bi may dugg ci coalition bi ak parti bi. tàggu dañ leen wonoon programme culturel bu taxaw bu leen attiré ba ngeen. non dañ ñu woo Khalifa Sall daf ñu woo ne ñu apport bi ngeen mën indil. moo tax ñu woole ndax vous êtes un parti d'obédience culturelle ñëw leen ngeen indi seen apport mais madame. ma jox ko suma ma ni ko nañ dem. kii grand bi ne ma. grand bi mu déggee culture bi ne ma nañ dem. parce que man grand bi dafa bañ ba ne prochain président bii ñëw Sénégal moom homme de culture lay doon moom mooy xeexam. ñun aussi léegi mooy sunu xeex parce que mooy sunu mag moo ñu jiite léegi bi ñu woowee au début. dañuy def semblant de démocratie. ndax man def naa sax ay émission yoo xam ne wane ne vraiment démocratie am na fi mais biñ demee ba ci biir nag la ñu leen wor indi wor boo xam ne maanaam war nañu carrément ne ñoom syndicat boo xam ne la ñu rek comme li ma koy waxee syndicat de crime de vol et de violeur yu dajaloo bëgg a défendre seen bopp bëgg a am ay fonctions électives nga xam ne après bu ñu dañuy laal askan bi jóg. loolu aussi j'en profite pour remercier pour féliciter Ahmed Aïdara démission bi mu def. parce que tey dama dégg dafa démissionné mais démission boobu li mu def loolu mooy un responsable maanaam tey buñ la tuumalee wala ñu wax la lii waroo ko def en tant que homme politique nga démissionné. tey j'attendais que ak Sonko au lieu que mu dem di briguer ay poste ay maire ak ay député mais na démissionné ba ñu leeral problème moo ko Adji Sarr kenn xamul fan ku tooñ ku tooñul yow au lieu que ngay indi rapport frontal avec la justice au lieu que ngay jël justice bi def ko ay noon jël. le juge Samba Sall paix à son âme ngay violer sa conscience en pleine émission nga toog ay journalistes wër la nga koy saaga di saaga njabootam mais kooku du référence kooku da ku nekk na xool bu doon sa baay moo gaañu sa baay nekk président wala juge décédé am ay doom ay njaboot un opposant taxaw ne dafa bëgg a yore réewum ëllëg taxaw di ko saaga ci télé man je pense que sax l'état du Sénégal laisse trop faire. parce que am na yenn yoo xam ne mooy indi violence ndax Samba Sall aussi dafa am mbokk te mbokkam yooyu tamit leer na ma ne doole bi ñu am sax Ousmane Sonko amu ko donc may wax rek ne ñun on est dans une opposition républicaine démocratique ñun
nous sommes pour le dialogue pour waxtaane réew mi pour indi de grandes idées il y a des réalisations nañu xool réalisation yi lan moo ci baax ak lu ci baaxul lan la ñu mën a def ba améliorer ko dem élection parce que élection kenn mënatu ko sàcc Sénégal koo gis day coow demi naan élection yi leerul bu ñu demee ba élection yi jeex doo dégg di mën nañ ma sàcc doo ko dégg kon boo kenn duñu nax ñun li grand bi wax am na woy bu mu bind pour Sénégalais yi nañuy ubbi seen xel yi ak seen xol yi te loolu grand dama la si remercier parce que grand yéen artistes yi yéen a war a yee askan bi yéen a leen war a yee parce que askan li nga wax rek kenn yeewu leen kenn tënku leen Serigne Touba moo njëkk a libéré Sénégal moo njëkk a yeewi Sénégal Alaaji Malick a njëkk a yeewi Sénégal Limaamul Mahdi moo njëkk a yeewi Sénégal kon ku taxaw tey daan da ngay transgresser l'histoire wala da ngay changer histoire Sénégal bëgg a wax ne yaa yeewi Sénégal mais da ngay wax la neex non ay naxaate la ay sos la ñooñu ñoo yeewi réew mi Alaaji Malick Limaamul Mahdi Serigne Touba Cheikh Omar Foutiou ñooñu yeewi kon le terme yeewi historiquement boo koy bind da nga ko war a adapté ci contexte boobu ñun tey on parle que de d'avancée démocratique nan la ñu mën a def ba ak yi ñu fi fekk li fi Senghor bàyyi Abdou Diouf yokk ko Ablaye Wade indi ko mais nañu fexee léegi Macky Sall ñëw defaat ci nar bi mu def mais léegi nañuy xool Macky li mu def lu baax lu mu baaxul ñu toog bët ak bët ñu wax moom débat d'idée man débat d'idée laa d'accord mais pas dem di jàpp doomu jàmbur yi di ko rey ci mbedd mi Sonko tey est-ce que mos nga ko dégg mu taxaw di exiger 14 morts yi nañ ko leeral doo ko mos a dégg te pourtant Sonko mu ngi wax nañu leeral affaire Adji Sarr ak nañu Adji Sarr na nañu egg Sonko ñoom ñaar ñëpp muru foofu ko fariñ 6 ak 9 la ñu